mu toog suñu ay frères ñu créé benn association boo xamante ni ñu tuddee ko leeral mu nekk ñi nga xamante ni vraiment les anciens détenus de Grand Yoff ñoom ñu nekk ñi nga xamante ni ay ambassadeurs lañu fii ci Grand Yoff di xeex liñ naan la non violence tey vraiment kii di Grand Yoff di le Sénégal tey Grand Yoff nekk na localité boo xamante ni vraiment bu peuplé la bu am enjeu la vraiment bu ñoom ay ndaw amee xel bi pour ñu ànd ci liggéey pour xool naka la ñuy taaralee Grand Yoff naka la ñuy taaralee Sénégal pour jàppale kilifa yi seen liggéey ci biir Grand Yoff mënuñu def lu dul kontaan donc ñu ngi leen di dalal ak jàmm. Noël bi mooy tey jii dafa am na waajur yu bëri yoo xamante ni bëgg nañu jox seeni doom ay cadeau te seen loxo jotul seen ginnaaw donc ñun dañu dajale suñuy doole suñu am lu ñu mën a am parce que ñoom tey jii mun naa ni les anciens détenus seen première activité bi ñuy def parce que association bi ñu ngi ko créé ay fan rek la ñoom tey jii ñoom ñoo taxaw ànd si ak Pro Famille Sociale ni dañuy xool xale yi nga xamante ni seen waajur yi bëgg nañ leen defal cadeau Noël mais mënewuñ ko ñoom ñu jox leen i cadeau pour dimbali leen ci loolu. parce que tey ñoom tey jii ñoom ay ambassadeurs lañu parce que tey ñu ngi gis comme li ñuy wax rek nattu ñu ngi yëkkati léegi ay xasaayitu Serigne Touba dafa naa ni moom jaar na si. keneen ak keneen jaar na si kilifa boo gis jaar na si nattu. donc tey jii Sénégal amul réinsertion sociale ñun da ngay gis ñu ku tëdd fukki at kaso boo génnee dañ lay jox te libération lañ lay jox ni la oto boo gis dugal mu yóbbu la fa nga jëm kooku du am repère yàq sa casier judiciaire mënatoo liggéey ba pare xale yi nga xamante ni ñoom maanaam ñoom ñi ngi xool parce que tey maa ngi ko doon waxtaan démb ak sama yaay ma ne ko yaay nit ku nga xamante ni da nga juddu maanaam amoo dara nga nekk ci situation boo xam da nga bëggal sa bopp dara amoo ko da ngay xiif da ngay doo mun a lekk am na ñoo xamante ne ay sénégalais ñi ngi fii ñoom xamuñu si plaza fu ñu nekk xamuñu Almadi parce que mosuñu fa dem parce que yaakaar nañ ni bokkuñu ci sénégalais yi nga xamante ni war nañoo mën a am teraanga ëllëg donc loolu moo tax ñoom ñi nga xamante ni nattu mës na leen dal ñoom ñoo taxaw tey ji am xel boobu man dama leen si jàppale parce que tey jii bëgg nañ ni autorité bu si nekk xam ñoom lan la ñuy dox ak lan lañ bëgg parce que tey jii ñoom li ñuy xeex xam naa ni ñoom incha allah dinañ ko waxal seen bopp parce que tey jii suñu teewaay bi fii pour ñoom la parce que tey ñi fi toog ay kilifa ñi ngi fi toog ñi nga xamante ne tey xam nañ leen à travers le pays à travers même étranger ñu tey ji ay doomu Grand Yoff di porter couleur Grand Yoff fu nekk donc ñoom bu boobaa ñoom ñooy waxal seen bopp ñoom kat gisee nañ ko nii wala gisee nañ ko nii. barki démb maa ngi jugee ci kaso bi Camp Pénal fa laa jugee way kullu ku ma doon way si kaso bi Camp Pénal fekk naa ko fa mooy ñi ngay dégg ma leen di way ci laay fa bandi ñiy 15 ans ñiy 20 ans tout ça def nañu li war ak ñoom ne nga ni daaw dem nañ si kaso bi togg ay ginaar ay affaire yóbbu ko fa def fa concert mën naa ni solo yu fa nekkoon daaw sax Camp Pénal man maa ko jël ren alhamdu tamit ñëwaat nañ fa defaat fa concert tout ça ñi may cité ñëpp ñu ngi leen tëj ay 20 ans ay 15 ans ay 10 ans soo xoolee agresseur buñ ko tëjee 20 ans comme Abass Diallo bi ma tëddee sama doom kon nit bu reyee nit naka lay demee ça veut dire que am na ay peine yoo xamante ni tëj nañ ko fii si suñu gox bi te du yoon Abass Diallo agresseur kese la mais agresseur bu amul rey amul dara dóoroo nit fetal defoo dara loolu 20 ans daf si ëpp léegi nag ñun mënuñu si dara dañuy mën lenn la ñuy def muy di wax banditisme bi pour mu jeex rawatina fi ñu dëkk parce que boo xoolee ñi may woy ñëpp dañoo rey ñenn ñëpp dañ leen rey en fait si jotaay bii nii tey am na ñu fi génn ay 20 ans yooyu si jotaay bii nii am na ñu fi génn 20 ans am na ñu fi génn ay 6 ans 7 ans am na ñu fi génn ay 4 ans maanaam xam nañu kaso dund nañ fa moo waral ñun su yàlla defee ba ñu soppeeku ci loolu suma genre yi ak ñeneen ba yàlla am def ñu beneen affaire def ñu quelqu'un léegi si dëkk bi mënuñu xeex lu dul banditisme bi pour mu dañ pour mu wàññeeku fi su fi mënul dañ war nañu mën a am centre parce que nekkul da ngay ramasse benn doomi Grand Yoff wala doomu Pikine Thiaroye rek mineur bu ndaw fekk kook benn juin ku coo yamba yóbbu ko kaso
wala nga jàppee benn xale buy jàng tux yàmbaa nga yóbbu ko kaso xale bi dem kaso fekk fa ñoom Ino ñoom Alex ak ñu gën a ñàng ñoom Ino ak ñoom Alex ñii dañuy rey ñii dañoo jàpp nit daggati ko ñii dañoo def li ñii dañoo def laa nga andi fa xale boo xamante ne xamul dara lu dul cigarette lañ ko jàppee wala 15 wala dañ ko war a dóor këram mu fàq dem fanaani suuf point yi ñu fekk fa yóbbu ko kaso mais kooku tey su demee kaso fekk fa ñaata criminel fekk fa ñaata reykatu nit ñaata agresseur ñaari bandi mais en fait mën na ñëw xool si yenn bandi yi fan leen kooku bu génnee ñooñu lay imiter war nañu wut centre yoo xamante ni suñ ne lay bàyyil lii demal nga def lii lañ lay wax man li war su ma amoon moyen boobu def naa ko man mënul weesu bandi yi ma way seen tur ay 15 ans 20 ans loolu du yoon mais ñoom dañ koo bëgg parce que ñi ngi ci kaso bi boobu ba tey nit tudd leen kon suñu amee ku leen di tudd di leen fàttaliku jaamu yàlla yi alhamdulilah ñoom loolu la ñu wax moo waral camp pénal bu ñu ne leen loo leen bëgg ñu ne andi leen fi Dof Ndeye barki démb dem naa fa joué leen yaay jéggal ma gàcce gi ma la teg police jël si ma say kanamu nawle mënatoo génn dem ci xew gi ndax dañ naan la yaayu sàcc yi en fait nga agressé police da lay jël si sa kër yaay sa yaay su ñëwee dañ naan la yaayu bandi bi wala yaayu sàcc bi gàcce yooyu moom la ñuy wax booyi pour ñu bàyyi ko mais en fait lépp mooy boo nee bàyyil agressé bàyyil sàcc mais da nga naan ko kaay nga liggéey lii wala kaay nga jaay lii suñu wax gu bari geeg suñu kaas geeg suñu lépp ñun sensibilisation banditisme la ñuy xeex foog Macky Sall pare pour jàppale ñu foog gouvernement bi pare pour jàppale ñu parce que yéen gis ngeen Grand Yoff bi xam nga xel boobu ñun amuñu ko woon mais moom moo ñu si poussé vraiment ñu ngi koy gërëm tey boo nee tey dugg kër préfet day metti mais yàlla moom moo tax kon boobu sant naa ko gërëm naa ko sant naa ko gërëm naa ko. waaw et puis gis nga loolu mooy priorité parce que nit dafa nekk am problème ñu bàyyi ko nga jël ko xam ne ponkal la mu def lu gën a rëy nga teg nga bàyyi ko jàpp benn innocent bàyyi ko ana problème faux billets yi ana booy am na benn boo xam ne faux billets ñaata faux billets la am 150 faux billets ay milliards de faux billets ñibbi na bu ñuy wax dañuy wax te yàlla tax ñu bañ naxante man daal kii daal gërëm naa ko daal sant naa ko daal gàcce ngalaama. loolu dañ na ndax commencé nañ ko loolu dañ na par force parce que ñun ay mag lañ duñu xale ay mag jëmm lañu buñ nekkoon influence xale yu ndaw yi mais loolu day yeex te et puis jeex na man daal gërëm naa Badara Kebe daal. waaw ñun dafa am li nga xamante ne dañ koy xeex suñu gox Grand Yoff lañ siy njëkkee rek dañuy dugg Thiaroye après dañuy dugg Pikine dinañ dugg Diamaguène dañuy dugg fépp parce que ñun ak gars yi xamante nañu xeex bi tamit gars yi yàgg nañ ko xeex waaye amuñu woon tamit ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñuy yóbbu si nga xamante ne ñooy kilifa yi ku si mel ni Djily wax na ko léegi si ay waxam te wax yu mu wax yu leer nañu la Abbas Diallo mu ngi si kaso bi Abdourahmane Diop mu ngi si kaso bi ñeneen ak ñeneen ñoom Ngouda Cissé ñeneen ak ñeneen ñu ngi si kaso bi te ñun ak ñoom ñoo ko doon dundee comme ni ñu koy dundee ak yéen da ngay gis suñuy grand yi nga xamante ne sax ñoom yàgg nañ si jeel bi dañuy génn jeel te ñu tëj leen 20 ans ñu génn ñu yàgg seen casier judiciaire fu ñu dem di liggéey ñu leen yéen seen papier baaxul léegi après kooku lu muy dem def yi day dem jaay ji bon parce que ay kayitam yàqu na casier judiciaire dem yàqu na mënatuñu ko lijjante day dem jaay ji bon léegi si jaay bon boobu la koy teg léegi nag ñun ñu ñëw ak suñu xel amuñu doole amuñu moyen waaye am nañu suñu expérience ñu ñëw suñu expérience diisoog suñu waaji ak Djily ñu tamit toog waxtaan ba juboo suñu waxtaan ñoo taxit ñu woote lii keroog dem nañ si préfet jeudi bi passé bañ demee préfet bañ ko joxee keroog yi dafa kontaan tàccu ñu ñëw laaj ko la moo waral tàccu yi mu ne parce que lii nii yombul si réew nga gis nit bu ñëw defoon lii ba pare ñëwaat ne defuma lii man lii laa bëgg def kon yéen am leen di tàccu apploo ñu ne ko waaw kon kontaan nañ si lii Badara nag li daaw da wax dëgg la lépp moom la waaw lépp moom la quoi lépp moom la parce que lii mënoon na ko si bañ a fekk ñuy ñëw muy jël enveloppe weñ jox gars yi dem enveloppe 50 000 gars yi dem jël kóol bu mool gars yi dem yére bu rafet gars yi dem waaye deful loolu dafa ne am na beneen système non gars yi xaar ma wax ak ñoom si xel gars yi ni mu leen gisee nii jox nañ ma cër gars yi ni mu leen gisee nii dootuñu dellu fu ñu jóge woon ñu ne ko kon diisul nañu waxtaan ak yow léegi Djily wax na ko suufu pont bi ñuy wax di ko tuumal di yàq der bi boo yi fa nekk yëpp duñu def dara booy dañ leen di dig dóor ñu daw dem fàq ji foofu pour nelaw léegi ñu jàpp leen foofu yóbbu leen jeel bu leen yóbbee jeel booy duñu am taxawaay bu baax boobu noonu mooy loolu da ngay dem juge bi tamit xool la si policiers yi tàppe yi ñu lay tàppel parce que tamit gars yi dañ lay yokkal si loo xam ne defoo ko
pour ñu xam tamit gars yi nekk si biir parce que ngay gis benn boy bu sàcc portable ñu ne association malfaiteur arme blanche commis en nuit te loolu amul tiital ay waajuram lépp rek dañ koy teg si yoon si li nga xamante ni fii parce que tamit dañuy ne dëkk l'islam la bu dee dëkk l'islam la tamit dañuy def li nga xamante ne mooy yërmande parce que ku dul yërëm nit yàlla du la yërëm waaw ku dul yërëm nit moom yàlla du la yërëm ñun nag lii dañ ñëw pour xeex ko xeexuñu ko pour violence xeexuñu ko pour wax ak nit muy mer xeexuñu ko pour wax ak nit tamit mu siy gis boppam lépp luñ siy wax rek pour yërmande la pour mu rafet pour gars yi yëpp ànd xeexandoo ko pour si kër xalifa diine yi pare nañu pour dem foofu tamit waxtaan ak ñoom parce que tamit ñoom si réew bi lañu bokk ak ñeneen ibil nañu bunt yi ñëpp waaw ñu ngi doog a taamulee tey 15 heures dañ war nañ joxe un enfant un cadeau fii nii si rond-point mairie bi waaw te loolu noonu yëpp si suñuy projet la bokk si kanam tuuti boo leen fa doxantoo di ngeen ñu gis ñuy jox booy yi nga xamante ni seen waajur yi seen loxo jotul seen ginnaaw comme doomu noble yi nu ñuy amee cadeau di dem fu leen neex di jëndal seen doom cadeau ñun amuñu moyen boobu amuñu moyen pour dem Paris jëndal suñuy doom cadeau amuñu loolu waaye am nañu rond point am nañu Badara Kebe bu ñuy jàppale bu ñuy soutenir pour ñu dimbali suñuy doom waaw wasalaam. je pense que ni fële ne du lu ñuy nettali nit ñoom dañuy wax nii rek mais fee kenn du ko nettali nit fee soo xëyee tey li ngay dund ngoon li ngay dund suba li ngay dund gannaaw suba li ngay dund te dafa métti ci ñoom. autorités yi xamuñu lu fa nekk ministre de la justice est-ce que dina fay dem chaque mois 2 mois yu nekk non ñi fa am ay problème ñoo xamante ne takkuñu yëguñu tinuñu bëri nañu dañu bëri te en général boo seetloo nag li ci gën a garaaw mooy ñoom ñëpp ay cas yu mag lañ leen di tëj ay peine yu mag yoo xam ne seeni mbokk amuñu doole bu ñu leen dimbalee mënuñu leen jàppale parce que tey li gën a garaaw suñu dëkk bi moom mooy police. ñoom bu ñu la jàppee lu leen neex la ñuy bind ñoom bu ñu bindee juge bi xamul yaa def defoo day wax li policiers yi bind rek laay gëm yow say wax teguwul fenn parce que yow délinquant nga quoi mais délinquant nit la ku dul juum amul nul n'est parfait koo gis ci àdduna mus naa def ba ci juge bi lay àtte mus naa xëy juum bu tooñul jàmbur tooñ na waajuram te tegu ko daan ba bu ñu jëlee daan yi waxuñu bul teg kenn daan mais maanaam ci biir daan bi ñuy tegee na yenu maanaa xam nga nit boo ko yenee lu mu àttan problème du ko ci fekk mais tey damaa seetlu ñun dañoo nekk ci benn réew moo xam ne boo génnee barke démb rek bi ma jógee fii dama jóge fii di dem Grand Yoff damaa dajeek booy boo xam ne moom comme tey la génn tey ci guddi gi ñu toog mu ngi fii ñu waxtaan ma laaj ko lan ngay def mu ne ma defuma dara ma ne ko demagum nga seen kër mu ne ma dew ma suñu kër ma ne ko lu tax mu ne ma aw ma lu ma yóbbu suñu kër ma ne ko boo xëyee ñëwal ma boole la ak Badara man maa ko wax loolu boo ñëwee ma boole leen ngeen waxtaan parce que ñun am na lu ñu doon waxtaanee loo xam ne yow dafa mel ni yow sax da nga ci tombe te pourtant xale la am na soxna mais xale la xale bu ndaw la tey jii kooku lan lay dimbalee ay mbokkam ak ay njabootam te amul paas bu ko yóbbu Jurbel nga téye ko fii ay at nga bàyyi ko yow paas bi nga koy bàyyee muy ñibbi si këyit nga ko jox papier libérable bis rek la mun a assuré fii ak Padois Dakar Padois lañ la mun a assuré booy ñibbi Mbuur da ngay am paas boo amul paas boo ñëwee ba Padois da nga fiy yendu fanaan ñoom seeni doom ku fa nekk boo fa defee semaine dañ lay jël si cas boo mun ti def dañ lay jël si taxaw ci te day sedd mais ki nga xamante ne yaayam moom màgget la tey jii amul doole amul sax mënul sax dox dem utali boppam lu mu lekk kooku nekk góor yàlla nekk ci biir kër gi yow nga koy xool mais ban góor yàlla mooy toog gis say rakk yu jigéen toog say yaay toog say maam toog ñu xëy tey ceeb bi motul ngoon ngay xaar ceeb bi bañ a mot da ngay jaayante ji da ngay jóg noo ko mun a amee da nga koy def ñëw jox leen ko ñoom après yow ak yàlla la pourtant jaru ko de gis nga la ngay wuti am ko ci banditisme boo toogee moom ngay am sa kër ñun dugg nañ ci lu ne gis nañ lu ne ñii ñëpp samay rakk lañ mais maanaam ñoom sax seeni cas dafa jéggi dayoo moo tax sànq dama toog fee sama xol dafa tooy parce que dama ne ndeysaan xoola booy initiative bi ñu am ñoo leen fi jiitu fuuf amuñu woon moyen bi ñun bu ñu amoon moyen bi kon heure bi romb nañu fii autorités yi am na lu leen war lu bëri ci booy waaye léegi tey ki ñu tëj 10 ans mu nekk ci kaso bi 10 ans. 10 ans sax dafa bëri ñun suñu jotaay bi rek 15 ans mi ngi fi. waaw moom laa koy wax. suñu jotaay bu ndaw bi ngay gis nit génn na fi 15 ans prison bi ngi suñu jotaay bi. waaw mais comme bu mu génnee 15 ans prison yi ba tey liggéeyul. ana lu muy liggéey. te kenn gënu ko bëgg a jox nguur gi lan la ñuy def ak moom. da nga koy bàyyi mu ñëwaat ci société bi toog léegi yow nga ne kooku day toog moom du def dara après société bi lu ñuy bañ mais da koy def ñi ngay dimbali moom mooy ñiy jóge fële di ñëw ñun pour ñu mën a récupérer ñooñu
day fekk ñu am ci ay centre yu ñu taxaw am ci ay moyens yoo xamante ne ñun di am ay financement yoo xam ne da nga koy mën a teg seen loxo man mënu ma nekk ci sama wàllu dëngte di fa am samay 100 000 samay 50 000 di ko sàcc di ko am yow nga ñëw tey nga ne ma bàyyi sàcc bi bàyyi lépp ma dem sama kër xëy suba yeewu sama doom ndékkiwul sama yaay ndékkiwul nga ne ngoon du ma dem sàcciwaat damay sàcciwaat criminel moo ko gën waaw benn innocent nga jàpp ko ku deful yëgul tinul nga bàyyi criminel bi ñoom ñaar ku gën